fanweeri simili moom moo bootu ci ñeenti waxtu dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Ndiob Seck di soxna suñu faatoon ca sib si jébbal nañu ko boromam niki sànq foofa ca Pikine. Tribunal bu Kaolack daal dinay daan sëriñu daara bi di Cheikh Baye Niass ñaari at yoo xam ne nii du ko tëdd di 2 ans avec sursis loolu nag gannaaw ba mu sonalee kenn ci ak taalibeem tey ci suba yenn ci ay ñu ko doon jàppal tànk ñoo nga woon ca tribunal bu Kaolack. Mbirum taalibe ba ñu dóor ba mu faatu ca Louga ca Thiel sëriñu daara ba ak ka nga xam ni moom moo dóor gone gi ba mu ñàkk bakkanam tey ji ñoo nga ca waat ca kanamuk lii di tribunal bu Louga daañu ci ànd ak Abraham Paul Pouy ba tey ci wàllug xibaar yi ñii di waa service départemental bu hygiène bu Pikine daal di amal seenug bilan atum 2019 ñetti tonnes ci ay produits yoo xam ne ni ëpp naa def ci gémmiñ moom la ñu jàpp ñu ni loolu yëpp ci xayma toll na ci juróom-benn million ci suñu koppar daañ ci ànd ak kilifa goog ak brigade tàggat yaram dañ ci ànd ak Youssouf Bodian tey jii di àllarba yoonu toll li ci yéenekaay yi moom mooy ndar képp xibaar yi dal leen ak jàmm. Madi Ndiaye moom moo nekk ci machine bi nañ ko waxee ca bopp ba noonu lañ koy dooree Ndioba Seck daal di nañ koy denc ni ki sànq ci sëggu caaroy géej moom ñu fàtte rek moom mooy soxna soosu nga xam ni dana ko fekkoon mu faatu altine jële weesu ca ginnaaw raay fa dend ak arrêt SIPS police bu gannaaw raay ma ngay wéyal ba léegi déglu ga kii di yaayu ko Ndioba Seck daal dinañ koy déglu ak ñeneen ñaari doomi aadama lii di l'enquêteur yi ñoom ñoo ngay wéyal seenub l'enquête dañ si ànd ci suñu yeneen i xibaar ak ndongo ka mënu koy toppal. Tribunal bu Kaolack moom ñaari ati kaso la daal di jël gàll ko ci loosu ko sëriñu daara bi di Cheikh Baye Niass moom moomu nga xam ne rek moom moo jëloon ab taalibeem daal di koy sonal yu méttee métti ñu fàttali rek ni daf ko maanaam takkoon ay chaîne loolu nag taxoon ñu ko doon déglu ca tribunal ba loolu tey ci suba nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay naatangoom dañoo demoon toogaanu foofa ca tribunal ba tey ci suba kon ñaari ati kaso yoo xam ni du ko tëdd moom la ñu gàll ci loosam beneen pa ate du ka nga xam ni moom moo di Fallou Diop mi nga xam ni moom moo di ndaw lu fukki at ak benn mi nga xam ni dana ko dóor ba mu ñàkk bakkanam ca Thiel nekk ca Linguère moom nag ka nga xam ni moom moo def lu ni mel di beneen taalibe boo xam ni moo ko doon dóor gannaaw ba mu mokkalul aw saaram ak sëriñu daara ba ñoo nga ca kanamu ko ëttu kàtte bi fële ca tribunal bu Louga dañ si ànd ak Abraham Paul Pouy des ci wàllu ko yoon ak Guy Marius Sagna kuréelu ko organisation yi nga xam ni ñoom ñooy sàmm ak topp ak yelleefuk doomu aadama di ñaawlu lañ ni dañoo jalgati lii di àqam ak yelleefam ñoom nee nañu dinañu yóbbu mbir mi ci juridiction yu CEDEAO ak yeneen i ko kuréel yoo xam ni ñoom ñoo nekk ca biti réew niki tey lañ doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi Papa Balla Gueye. téye gi ñu téye loxo kii di Guy Marius Sagna foofee ca camp pénal doon na loo xamante ne naqare na bu baax a baax kuréel yi nga xamante ne ñooy aar lépp lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama ñoom nag ñuy xamle ne daanaka lépp li nga xam ne moom mooy ay àqam ak ay yelleefam respecté wuñu ko ba tax na kii di Seydi Gassama bi nga xam ne moom moo jiite Amnesty section Sénégal muy xam ne le mbir mi daañ ko yóbbu fa mbax ne doone benn bañuñu ci sax ba cour de justice de la CEDEAO ak yeneen ci ay kuréel yoo xamante ne ci biti réew la nekk. lépp loo xam ne war nañu ko def jébal ko Nations Unies nañ ko def notamment le groupe de travail sur la détention arbitraire dinañu préparer dossier nañu tamit fexe ba envisager lépp loo xam ne la cour de la CEDEAO pour évidemment mettre fin à cette détention là. naataangoom bi di maître Assane Dioma Ndiaye mi nga xamante ne moom moo jiite Ligue sénégalaise des droits humains muy xamle ne nag mbir yi dafa jéggi dayoo ndax ay àqam ak ay yelleefam dañ ko war a jox kii di Guy Marius Sagna ba mu mat sëkk. déjà ci jàpp bi ñu ne la tey dañuy ñi la war a seet si sax dañ koy xàjji Guy Marius Sagna juróom-ñetti visiteur rek la amagum bañ ko téye ñaari weer ak léegi ñu yóbbu ko ci prison boo xam ne quartier bi nga xam ne dañu ne terroriste yi fa lañ leen yóbbu ci waxu état bi ndax ñun doomu aadama la ñu xam ñetteel bi ñu jàppoon ko ak juróom-ñeenti nit tey ñu bàyyi juróom-ñeenti nit ñëpp ne yow rek la ñuy téye
ci loo xam ne la ñu def benn jëf la ñoom ñoo ko waxtaanandoo booy jàpp kañ ñëpp ngay jàppandoo mbaa nga bàyyi jëpp. muy xeex goo xamante ne sumb nañu ko kuréel yi nga xamante ne ñoo bootu ci société civile bi ak ñii di aar lépp lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama ñuy xam ne nag daañu ko wëyal lépp rek ngir fexe ba beneen doomu Sénégal lii nga xam ne moo dal Guy Marius Sagna du ko dal waaye tamit fexe ba yoon daal di indépendant ci lépp li nga xam ne moom lañ ko jox comme dossier mu war ko doxal. Papa Balla Gaye fanweeri simili ak juróom benn moom moo bootu ci ñeenti waxtu. ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay doomi aadama mooy li nga xam ni police moom la teg loxo ci diggante Ndakaaru Touba ak Kaolack ci guddik bi ci opération sécurisation bi nga xam ni police ak gendarmerie seqoon nañu ko ñoom nag liñ leen di toppee rek bokk na ci mandité ba tërëf ci mbedd mi waaye di dawal te amoo permis wala lépp lu yor laale wàllug drogue di wàllug yamba ak yeneen lañ leen toppee lu toll ci 2 kilogramme ko yamba sax daal dinañ koy saisir ak lu toll ci téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay woto yoo xam ne nii fourrière nañ leen bu ñu sukkandikoo ci ab communiqué bu police. service départemental hygiène bu Pikine moom daal dinay siiwal la mu liggéey ci atum 2019 lu toll ci 3 tonnes ci ay produits yoo xam ne ni ëpp naa def ci gémmiñ jàpp nañu ko 2 téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi bidon dawlin yu 20 fukki litre yoo xam ne tamit dawlin ju bon la ak yeneen i ko produits yoo xam ne ni daal buñ ko doon xayma ci koppar dina ëpp juróom benn million ci suñu koppar mu di ay produits yoo xam ne ni daal fësi nañu ko taal ci semaine bi lieutenant bu Diallo moom mooy chef service départemental d'hygiène dañ koy dégloog ndongo ka quartier bi fii dañ fi ñëw dañuy am ay réclamation yu bari ci problème mu maanaam ndox yi ñuy këpp ci mbedd yi ñu yàgg ñu ko wax assainissement moom la ñu waroon a jiital ci dëkkuwaay bi code d'hygiène bi article fukk ak juróom-ñaar bi dafa wax ni kenn amul droit tuur ndox ci mbedd pour tuur ndox ci mbedd da nga war a dañ lay def amende boo xam ne day dem ba 200 000 ba 2 millions plus ab 2 ans de prison ferme mais nag dañuy comprendre parce que population boo xoolee aussi waroon nañu mën a par exemple système de financement du amoon loolu duñ tuur ndox ci mbedd mais comme que amul aussi nous sommes un peu tolérables ci loolu suñu saisie annuelle saisir nañu maanaam 2 tonnes ak lu topp ci ñam yoo xam ne dañoo yàqu ci biir boutique yi lañ ko jëlee ñam yooyu am na boisson am na ay boîte de conserve lu ne am na ci ak ay jumbo ay bouillon affaire yooyu yëpp am na ci valeur boo ko xoolee ak diwlin bi nga xam ne jàpp nañ ko egg na 5 millions ak lu topp dañ ko bëggee façonné lak incha allah rabbi ci semaine bi. kon lieutenant chef bu Diallo mi nga xam ni moom moo jiite service départemental bu hygiène bu Pikine observatoire bi nga xam ni moom mooy saytu yenn ci ay doxalin yoo xam ne ni daal jaarul yoon génne na ab rapport am moom tamit bu 2018 2019 ci rapport boobu daal ñu ne gis nañ ci ak jalgati jëm ci indicateurs yi nga xam ni moom la ñuy saytoo ci dig-digal wi li ñu duppee corridor Dakar li ñuy duppee corridor Dakar Bamako mu ni am na ay poste contrôle yoo xam ne ni daal du ñu respecté lii di norme yi lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti poste la ñu am na tamit ay contrôle yoo xam ne nii ñoo ngi koy def te mbir mi daal ñu ni tey na xel ci wàllu woowu dañ ci doon daje ni ki tey jii ci Ndakaaru leeral yeeg Umu Kalsom li temps bu bëri la ñu perdre ci yoonu corridor bi di Dakar Bamako ak arrêté yu ñu leen di arrêté ci yoon wi mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne moom la ñi nga xam ne ñoo di transporteurs yi di jànkonte saa su nekk buñ sukkandikoo ci superviseur observatoire des pratiques anormales muy yaakaar ni jot na ngir ñu taxaw ci Mbaye Chimère Ndiaye. sunu dëkk ak Bamako dinañ la contrôler en moyenne fukki yoon ak juróom-ñeent alors que ñett la maa wax nga jóge Abidjan di dem Bamako dinañ la contrôler fanweeri yoon ak juróom-ñaar loolu dafa jéggi dayoo li nga xam ne chauffeur yi dinañ ko ñàkk ci yoon bi ci xaalis bu nu joxe te wàccuwul ak yoon. kii di superviseur bi dafa jàpp ne jot na ngir ñu gën a ñaax ak dooleel chauffeur yi ngir mën a xeex bii la jafe-jafe. état yi force de l'ordre yi commission UEMOA war nañ toogaat xoolaat ay moyens yu mën a def ci ñaax ci formation ba nga xam ne loolu noonu dina wàññeeku. ngir ay digle ki nga xam ne moo di représentante résidente bu commission UEMOA moom xam le ne dina jël bi le dossier daal di koy jébbal ñi nga xam ne ñoo di njiit ñi ñoom ñi le ñu daal di koy jëfandikoo nu mu waree bu ñu sukkandikoo Aïssa Kabo. et des forces de l'ordre et aussi. tey jii UEMOA lu ñu bëgg rek mooy ñu daal di saxal wala dëggal bii le téere ba ci noppi rek ñu daal di xool état yi yan matuwaay lañ ci jël ci wàllu
wàllu kaaraange loolu nag nañ ko amal ay waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités yi nekk ci sous-région bi. et l'information de tous les acteurs. bi la dajee may na ñi nga xam ne ñoo di acteurs yi ñu waxtaan weccoo ay xalaat ci anam yu gën a xarañ yi ñu amale gouvernance routière bi ñu gën a dooleel action yi ngir gën a moytandiku. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. daara ju mag ji ñu duppee Assane Seck nekk ci Ziguinchor ndongo yee démb ba léegi ñoo ngi ci ab grève bu amul app ñoom la ñuy sàkku moom moo di ay emploi du temps waaye tamit ñu door li nga xam ni moom moo di njàng ma ñoom étudiants yi sax nee nañu fas yéene ñoo amal altine ji di ñëw ab doxub ñaxtu ci mbeddi Ziguinchor yi loolu nag ngir fexe ba jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug njàng mu kawe mi lijjanti jafe-jafe ñi am baccalauréat yu yees yu ñu orienté foofu ci seenug daara Ibrahima Diouf moom mooy président interamical yu étudiant yu université Assane Seck bu Ziguinchor dañ koy dégloog Lamine Ba. depuis démb nag université Assane Seck de Ziguinchor dañ nekk ci ay grève yooyu nag li ko waral mooy boobu ba léegi ñun ñenn ñi ci nouveau orienté yi boobu ba léegi mënuñu am ay emploi du temps maanaam boo déggee amuñu emploi du temps c'est que maanaam mooy ñun dañoo dem ba jàpp ni mbir mi daal dafa doy waar ba nga xam ne sax ña war a defar emploi temps yi ci boppam sax mbir mi daf leen jaaxal kon ñun lañ ci jàngat mooy suñu administration fu mu ne nii sax ñoom ils sont incapables de gérer la chose moo tax fu mu ne nii sax comme suñu njiit yi ñoom ñoo waxoon kat ni franchement ni mën nañoo dalal étudiants yëpp ba ñu nekk ci conditions yu baax ñun dañoo jàpp ni képp ku dem bay dalal nit mu nekk ci conditions yu baax xanaa le minimum nag li nit ki def ci mooy maanaam jàng war a mën a nekk problème léegi nag comme demee na ba dem noonu nag moo tax ñu ne dañuy suspendre lépp luy pédagogique maanaam kenn du jàng tant que defaruñu ay emploi du temps pour ñëpp ñu mën a dem jàng ñu ngi waaj benn marche bi nag c'est pacifique te am na ndigalu préfecture liñ ciy xaar ci nit ñi surtout ñu dëkk Ziguinchor ñëpp ñu ngi ci woo ñëpp parce que li ñuy xeex maanaam du pour ñun parce que ñun ala kulli haal dañ fiy jógee demuñu fa ngir taal puna demuñu fa ngir yàq goudron comme ni ko gars yi di waxee demuñu fa tamit ngir sànni xeer demuñu fa ngir xeex ak policier demuñu fa ngir xeex ak jeunes. wàllu njàng meeg njàngale mi ak gàllankoor yi cay am tax na syndicat yi di xamal rek yi di kilifa yi la nga xam ni moom moo ca mën a jóge comme conséquence ñoom ñooñu bootu ci union syndicale pour une éducation de qualité bokk ci intersyndicale de l'éducation ca Thiès la ñu daje woon ngir xool jafe-jafe yi nga xam ni l'école bi moom la nekkee ci Sénégal Cheikh Anta Diop. ay syndicat yuy bootu ci wàllu njàngale mi daanaka yu ci bëri dikk nañ ci Thiès ngir waxtaane jamono yi jafe-jafe yi nga xamante ne syndicat jàngalekat yi am nañu ko waroo bi ñàkk juboo bi loolee moo leen ëlëm ba tax ñu bëgg koo jooyanti ñëpp man di waxe benn kàddu Malick Fall nekk secrétaire général bu syndicat autonome de l'enseignement supérieur. USEC nag dafa nekk benn kuréel yoo xamee ni dafa dajale lu mat juróom-benn syndicat yoo xamee ni dañoo bokk ci international de l'éducation ñu boole suñuy doole pour jéem a xeex nan la ñu mën a def ba nga xamee ni ci Sénégal syndicat yi dinañu góorgóorlu ba nekk benn pour que njàngale mi ñu mën ko gën a jox gëddam mais njàngale mi également ñu mën ko gën a doole loolu mooy suñu objectif. jàngalekat yi nee nañ li tax ñu gën a ràngaay jóg de moom mooy fexe nag ba jafe-jafe yi am ci wàllu njàng mi ñu mën koo saafara. dañuy jàpp ni naam am na loo xamee ni ñoo ngi koy def mais pour ñun dañoo jàpp ni doyagul parce que li tax et puis lii wane ni doyul moo tax tey yi ngay gis ñu naan la ay abri provisoire lii wane ni doyul moo tax ngay gis ñu ne am na classe yoo xamee ni fu ñu waroon def tey ñeent fukki nit ñu def fa juróom-ñetti fukki nit juróom-ñeent fukki nit donc loolu day wane ni ñoo ngi def naam ay jéego mais jéego yi doyul te loolu nag boo fekkee ne classe doy na ça veut dire que donc di nga recruter jàngalekat yu fa nekk il faut que état bi di ci taxaw. di ab ndaje boo xamante ne ñaari fan dinañ ko amal fii ci diwaanu Thiès buñ ci noppee nag daañu tënk nag ay këyit jëmale ko nag ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu njàng mu suufe meeg mu kawe mi te it ñoom liñ ciy sàkku moom mooy fexe njàng mu am qualité am ci daara yu mag yi ak ci daara yu ndaw yi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta jaajëf wax lu soxal wàllu feebar bi di coronavirus ak feebar boobu nga xam ne moom moo feeñ ca Chine fi nga xam ni moom moo di Sénégal doomi chinois yi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk ñoom daal nee nañu am nañu ak tiitaange ca la nga xam ni moom moo xew ci seenum réew te di ko ñaawlu ñoom ay commerçant la lu ci ëpp nee nañ mbir mi daal seenub liggéey xaw naa tagga témbe la ko waral moom mooy dañuy desandi fii ci Ndakaaru ndax ñu mewuñoo dem ca réew ma ngir uti marchandise reportage u Ana Rocha ak Penda Fedior.
ca allée de Centenaire fii ci Ndakaaru ñu ngi fépp doomu Chine yi ak seeni marchandise waaye jafe na nga jànkonteel koo xamante ne dégg na ci tubaab mbaa wolof. Aliou kenn la ci ñoom atum 2013 ak léegi muy dund fii ci Sénégal province bi ñu naan Hunan foofu la jógee mu ngi tollu ci 200 kilomètres ak beneen diwaan bi di Wuhan fi nga xamante ne épidémie coronavirus gile fa la gën a law. aha kay ragal na nekkuma Chine donc waruma mën a xam li nga xamante ne daal moo fa daal di xew lépp lu nga xamante ne daal maa ngi ko ci yëg ci ay xibaar ci tere yi laa koy gis waaye jàpp naa ne daal feebar bi jéggi na dayo. jamono yi nag nee na njabootam ñëpp ngi ci jàmm waaye nag am na ci tuuti tiitange. jamono ji nag mënuma dellu Chine waaye ñi nga xamante ne ñoo di sama waa réew nekk fa ñoom ñëpp daal maa ngi leen di encouragé ndax yëf yi yombul waaye nag ci lu jëm ci sama wàllu njaboot jàpp leen ni jamono gi amul kenn ki nga xamante ne daal feebar bi tëdd na la chinois yi nga xamante ni ñoom ngay gis fii ni Dakar yu si bëri si ñoom toog nañu 2 jàpp 3 semaines yi nga xamante ni ñu ngi seen kër. daanaka business bi itam doxatul noonu ndax usine bi nekk Chine nga xamante ne moo leen doon jox ay marchandises benn weer a ngi nii doxut waaye loolu kii di Ami Xuy moom leneen mooy problème ni bëggul ñu enregistré ko ci anglais la addu ak ñun moom mi nga xamante ne dafa yore ab magasin foofee ca Centenaire di ñu wax ne amul dara lu mu ci tiit waaye nag problème bi mooy waajuram bu góor waajuram bu jigéen borom këram ak doomam sax ñu ngi jamono yi ca Chine daf leen waroon fekki ci fan yi ñu dëmmal waaye dafa mujjee changer plan léegi faw mu xaar gën kaa néew 17 fan ngir xool ndax situation bi dina am coppite am déet. Ana Rocha dañuy dem ba Mampatim di ab gox bu nekk ci région bu Kolda foofa askan wa ci jamono ji daal seen ko dundin moom moo xaw a ami jafe-jafe ndax lëndëm këris ñàkku kaaraange ak ñàkku courant moo tax la ñu bëgg moom mooy ñu sampal leen ab brigade de gendarmerie. Abdoulaye Diallo. ñu mer lool mere nguur gi askan wi yeewoo ca Mampatim ñoo fasal seeni naxar bi ñu am ngir ñàkkum courant ak i ñàkkum kaaraange ginnaaw bi ñu façon yéene amal ab dox ñaxtu nguur gi bañal leen ko dañoo mujj jàkkaarloog taskat xibaar yi ngir fasal seeni yile naxar Amadou Balde moo yor seeni kaddu. lycée bi mu ngi ni xale yi am nañ ay machine am nañ imprimante am nañ lépp mënuñ ko taal parce que courant amul ci poste de santé bi famille bi mënuñ def échographie ñun population bi ñu cotiser taal machine échographie bi pour famille mun a def seen échographie am na ñu yore frigo mënuñu liggéey. mu doon chef-lieu d'arrondissement bi féete ci kaw tali RN6 Mampatim mu ngi diggante Gambie Guinée-Bissau te jege lool Diaobé looloo waral askan wi fa yeewoo du ñuy nelaw ni mu waree ngir ragal saa su ne ay samba boy ñëw bundu xatal leen comme nu mu fa xewee woon gendarme yi fa newoon la ñu bëgg ñooñu dellu fa ni mu gën a gaawee. alors que Mampatim ñun chef-lieu d'arrondissement lañ dañuy réclamer benn poste gendarmerie parce que Mampatim frontière la. waaw njiitu réew mi Macky Sall ak directeur ASER ku ne ci ñoom jot na fa jaar dig leen courant waaye ba léegi askanu Mampatim ñu ngi ci lëndëm. directeur ASER ci boppam ñëw na fii ba Mampatim promettre ñu ne que courant bi dina ñëw avant mois de août bii nii passé 2018 ba léegi nii gisuñu dara président Macky Sall ci boppam bu mu fi jaaree wax nañ ko suñu mbébét lu mu wax nee na balaa élection bi di jàll dinañ am courant boobu ba léegi gisuñu tus. mas na faa am ñu ñàkk seeni bakkan ci affaire courant gi. 2004 rey nañ fi jeune ngir courant boobu noonu. ñàkkum courant mooy li gën a fës ci dëkku kaw yu diwaanu Kolda dëkku kaw yu diwaanu Kolda yu amuta courant kenn mënu leen a lim. RFM Kolda Abdoulaye Diallo. Youssouf Bodian ñu ngi lay nuyu. di la fay laaj date. tàggat yaram nuñ koy dooree. cyclisme ak tour du fleuve bi nga xamante ne kon ñu ngi koy amal diggante Saint-Louis ak Podor jamono yi kon ñaareelu étape bi la ñuy daw ci ngoon si diggante Ross Béthio ak Ross Sénégal étape bu njëkk bi ci suba 50 kilomètres la woon diggante Saint-Louis ak Ross Béthio kii di Bekay Traoré moo gagné étape boobu di ki nga xamante ne moom daanaka moo gën a ràññeeku ci dawalkatu vélo ci Sénégal kon ci kanam tuuti la ñaareelu étape bi di yegg fële ca Rosso Sénégal nañ ci ñëwaat ak suñu ndaw. di Mamadou Diagne waxtaanee football ak lii di Coupe de France bi nga xamante ne kon mu ngi wéy ci wàllum 8e de finale yi ci kanam tuuti 17h30 Pau FC mooy dalal équipe bii di Paris Saint-Germain Pau FC boobu bëri na joueur Sénégal yu fa nekk bokk na ci Moustapha Nam mi nga xamante ni joueur AS Douane la woon mu jàpp ne kon motivation bu rëy la ñu am ñoom ngir daje ak équipe bu mel ni Paris Saint-Germain ndax ñoom national la ñuy yëngu ñu déglu Moustapha Nam ci jokkoom ak Cheikh Tidiane Diagne. ñi ngi waajal jouer ñu nekk Paris Saint-Germain équipe bi nga xamante ni kenn dootu ko présenté bokk ci équipe yu gën a mag ci àdduna bi fu mu toll nii donc match bu particulier la
ci benn côté parce que du chaque jour ngay gis équipe nationale di tesanteeg équipe bu mel ni Paris Saint-Germain foofu la moo am particularité mais li si des moom match la comme yeneen match yi donc dañuy préparer pour jouer 90 wala 120 minutes comme Coupe de France la jouer ci ni ñu mënee bañ a emporté wu donc voilà préparé woon nañ ko comme niñ ko war a préparé instant bi ni desatul lu dul heure bi jot ñu joué. waaw Paris Saint-Germain moom am nañ ay joueurs yi nga xamante ni kenn dootul leen présenté ay joueurs yu très haut niveau wante du loo xamante ni daf ñuy impressionné parce que tey jii ñun xalaat nañ un jour yegg seen niveau bi ñu toll ñoom. Moustapha Nam bokk ci joueur Sénégal yi gagné woon lu yàggul fële ca Thiès lii di tournoi UFOA ñoom kon Pau FC war a daje ak Paris Saint-Germain 17h30 Épinal ñoom ak Lille 17h30 lay doon Olympique Marseille Strasbourg 20h05 ca Angleterre ñoom it nañu jongante tey lii di demi-finale lii di Capital One Cup Manchester City mooy daje ak Manchester United 19h45 ñoom kon ñooy daje ci jongante boobule fekk Premier League bi ñuy dabu 18e journée Liverpool di fekki West Ham match boobu 19h45 lay doon Sadio Mané mi amee gaañu bokkul ci match boobule ca Espagne Coupe du Roi la ñuy jongante ñoom 8e de finale yi bokk na ci jongante yu gën a fës kon Real Madrid mi fekk Real Saragossa match boobu 20h lay doon ñi di waa Valence Cultural Leonesa dañuy jonganteel match bi 18h lay doon El Hadj Ndati Diop. jërëjëf Youssouf Bodian foofu la ñuy yem yoonu tool dañuy dem ba Tamba fekki fa Moussa Oumar Gueye. bismillah leen ci diwaanu Tambacounda fii nag RFM ci 93.2 ngir seen rubrique yoonu tool tey ji mu ñuy jëmale ci Jinkoore diggam ak Tambacounda toll ci juróomi kilomètre jëm ci yoonu Kédougou dafa am benn plaza masalan benn jumtukaay boo xam ne dañ ko fa tabax mu rëy lool ñu fas yéene ko def mu am centre de gestion et d'économie rurale ngir jàppale ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum mbay mi ak yeneen yu ni mel ci lu jëm ci wàllum koom ana nan lañ koy yaxanalee Omar Mamadou Baldé gouverneur bu Tambacounda. lii yëpp dafa bokk ci lutte contre la pauvreté en milieu rural mun a corriger déséquilibre yi nga xam ne dafa amoon diggante capital yi ak dëkk yu ndaw yi saytoo un peu vraiment am nañu retard tuuti su fekkee wax dëgg la parce que lu nekk question de détermination la question d'engagement li nga wax mooy bu ñu jàppoon li ñu dugal yëpp ci mbéy mi depuis 1960 ba léegi développé na ñetti yoon wala ñeenti yoon Sénégal à chaque fois yenn saa yi bu ñu gisee lu doon sooxe manque de renforcement de capacité nit ñi amoon na ci benn partie bu importante demandé ñi war a mettre en œuvre projet bi ñu jege population yi xamal leen njëriñ projet bi mais également xamal leen lan la ñuy xaar ci ñoom parce que projet bi c'est juste 5 ans bu paree nit ñi ñooy war a mun a des ak réalisation yi te loolu aussi am na solo. Adama Ndaw mi bokk ci Corprobat kuréelu baykatu banaan yi moom kat xamle na ni lii di centre de gestion bi bu ñu demee ba ibbi ko dina nekk njëriñal képp kuy yëngu ci wàllu mbay fii ci diwaanu Tamba Kolda ak Kédougou. xam ne dañuy def ay centre de gestion d'économie rurale ci gox yi te gis nañ ne suñu centre bi répondre critères yi nga xam ne moom la centre de gestion d'économie méngool du doon bu ñu wax ne centre banane la rek césaire banane la mais césaire filière yëpp la képp kuy producteur am nga ci yoon képp koo xam ne aussi opérateur économique nga am nga ci yoon te bu ñu demee ba nga xam ne pare nañ ci processus bi administration bi aussi producteurs yi ñoo ko yore. projet Tiers Sud nag dafa nekk projet boo xam ne dafay xeex lépp lu jëm ci wàllum xiif waaye itam ba tey fas yéene defar ay yoon ngir nag yombal li nga xam ne dañ koy bay ci dëkk yu kawe yi ñu génnee ko waaye itam ba tey gën a dooleel lu yëngu ci wàllum mboq mi lu jëngu ci wàllum meew mi ñuy jëfandikoo wàllum banaan lu jëm ci wàllum ceeb. Alpha Bokar Balde moom mooy directeur général bu Sodagri. projet Tiers Sud bay daal projet la boo xamante ni politique ku njiitu réew mi suñu partenaire AFD ak Union européenne ñoo ñu financé ëpp na 30 milliards ñaari région ak ci 20 communes donc 4 départements te gis nañ ni même bu dee appui conseil bi am na des na ci wàllu comptabilité plan d'exploitation yi pour ñu mun a xam ni boo defee lii la lay coûter su pare lii la lay jural booy yëngu ci benn affaire foog nga am ci vision donc centre yi ci loolu la ñuy yëngu pour producteurs yi la on le fait avec eux
et pour eux. lu ñu mën a jàpp mooy kii di président comité de pilotage bu projet Thiès Sud di Tidiane Sidibé ñaax na ñii di waa Sodagri ñoom ñi nga xam ni ñoom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum doxalin lii di projet Thiès Sud bay daare ñu gën a baral seen ay yëngu-yëngu. conseil technique ministre de l'agriculture et de l'équipement rural la et moom laay représenté fii en tant que président du comité de pilotage. seet fan la ñu toll ak lan ñooy gàllankoor yi ak lan la ñu mën a def pour projet bi gën a xarañ gën a atteindre ses objectifs. gis nañu ne bien que projet bi avancé wul noonu si suñu gis-gis waaye gis nañu liggéey bu rafet la ñu def facilitation bu directeur général bu Sodagri acteurs yëpp léegi nangu nañu que ku nekk war na indi pas-pasam pour que projet bi vraiment population yi mën leen ko sentir parce que 20 communes yi si ñetti région wax dëgg yàlla du projet bu ndaw donc loolu tey moom ñu ngi siy jógee ak yaakaar bu rëy. yaakaar également ministre de l'agriculture et de l'équipement rural docteur Moussa Baldé ak président de la République pour seet suñu zone bi naka la ñuy def ba production riz bi augmenté production maïs bi augmenté production lait bi augmenté ak banane bi ñu augmenté ko te it ñu def aussi ay infrastructures yoo xam ne dina leen permettre ay cantines scolaires piste de production aménagement de vallée ak bas-fond accompagner communes yi plan de développement. kii di directeur général bu Sodagri di Alpha Bokar Baldé nee na nag ñoom danañ def seen kéemtalaay kattan ba li ñuy séentu ci moom ñu mën ko matal rawatina ci atum 2020 bi nga xam ne ñu ngi ko doog a tàmbali. doon amal ndajem waxtaan ci wàllu woowu li ñu naan comité de pilotage. Sodagri moom mi nga xam ne moom moo porté projet bi day ñëw expliquer. ensuite am na bailleurs yi nekk foofu mooy waa AFD ak Union européenne ñi nga xam ne ñoom ñooy jàppale projet bi. nga xam ne Ageroute CLM Bamtare ak waa sécurité alimentaire ñoom tam nga xam ne am nañ ku nekk pàcc ci projet bi donc ñun ñëpp daje fi donc. ci seetlu bi nga xam ne jot nañ ko def nag lii di projet Thiès Sud bay daare ak projet bi ñu naan PADAER phase 2 daanaka dañoo mel ni dañoo bokk yëngu-yëngu ndaxte kat dañuy yëngatu ngir jàppale askan wi rawatina ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum mbay fi fare ci diwaanu Tambacounda diwaanu Matam diwaanu Kolda ak diwaanu Kédougou.